télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi la ci gën a fës bokk na ci suukar seek ni mu manqué ak ni njëg gi yokkoo ci réew mi loolee léegi tey saafara am ci état bi moo jël dogalop ajandi taxi yi ñu ca gàll ñi yëngu ci wàllu wi di sàkku ñu homologué njëg yi rawatina yeneen yi nga xamante dafa ñeel dund gi bëgg nañu it ay assises yoo xamante ne ji wàllu koom-koom gi la ñu cey waxtaane ngir càmbar tolluwaay gi jamono ji ci seen gis-gis loolee kon moo tukkee ci yëkkati nañ ko kon ci conseil national consommation gi ñu doon amal njëg yi ak ni ñu yokkee loolee di dem bay jéggi dayo mu di kàddu yu bàyyeekoo ci docteur Khadim Bamba Diagne moom économiste bi dafa gis ne état bu Sénégal jamono ji moom mooy lijjanti kon njuumte yoo xamante ne ji defoon na ko atum 2020 ndax matuwaay yu ñu jëloon ci Covid 19 bi loolee moo ko dab ba fi mu nekk ni ca la nekk kon di lijjanti leneen ci wàllu xibaar dina bokk ci wàllu dem beek dikk bi ci kaw tali bi bu ñu moytuwul ay jafe-jafe dina ci am fan yi di ñëw ci réew mi yëpp ndax syndicat yi jaboote ñi yëngu ci wowile wàll ñoo war a daje kon àllarba benn fan ceeru sàttumbar ci Ndakaaru ngir préavis de grève boo xamante ne ji bëgg nañu ko teg ci taabalu ministre des transports ci diwaanu Ziguinchor la Alassane Ndoye secrétaire général national syndicat transport routier xamle loolee. bëccëgu tey gi fanweeri fan ak benn ci weeru août mooy bés bi ñuy màggal ci déndub Afrique bi yëpp pajum cosaan Sénégal di ko màggal ci jamono ji nga xamante ne ji woppi coronavirus ci sëkkatal nañu bare nan lañ koy doxalee daañu ci ànd ak yéen ci xibaari timis yi ñeent fukk ak juróomeelu màggalu ñaari rakk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci diwaanu Ndar ñi ngi koy waajal bu baax a baax waaye comité d'organisation bi sàkku na ci taalibe yi kenn ku nekk toog këram màggale fa màggal gi bu ko mënee ndax woppi Covid 19 ji la ñuy moytu lu ko lawal wàllu tàggat yaram demi-finale Afro Basket Sénégal Angola suba ci 1h lay doon daañu fa fekki équipe bu télévision Futurs Médias ba fa daañu ñëwit ci groupe bi nga xamante ne ji jàppandi na ak Henri mi ñu Pierre Henri mi nga xamante ne ji jotul woon a jongante ndax ay semaine moo réeroon fan la yëf yi toll Mame Fatou Ndoye dinañ ci indi ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaar yi ak lu ñeel suukar si nga xam ne manqué na boole ceekit yi ñuy gis ak njëgam yokku na jafe-jafe yooyu léegi tey mu mel ne léeb ak lupp ndax état bi moo jël dogal lupp ajandi taxe yi mu gàlloon ci suukar si jóge bitim réew di ñëw ci biir réew mi tey ji amal nañu ndaje mu ñu naan conseil national de consommation jibale nañu fa xalaatub homologué prix njëgu dund gi waaye it lu aju ci suukar si ak ay waxtaan yoo xamante ne ji kon wares na ko amal jëm ci càmbartol waaye koom gi ak njëgu dund gi dañ ci ànd ak Pafara ñi nga Amadou Ba. suukar du yàgg dara mu ne xuus ci marché bi lu tolloog juróom fukki junniy tonnes ñu ngi ko stocké ca port bu Ndakaaru di xaar ñu dédouané ko commerçant yi nekkoon ci conseil national de la consommation di laaj ñu homologué prix denrées alimentaires yi. wàññi nañu taxe conjoncturelle bi suspendre nañ ko sax fii ba octobre donc dans 45 jours boo importé doo fay taxe conjoncturelle mais droit yi mi ngi fi mu nekkoon ba léegi. na sax. parce que ñaari at a ngi nii amul te du su doon am régulièrement ñuy waxtaan suñu biir di échanger acteurs yi problème yi mel ni dañ ko mën di sa anticiper wala su amee li ñu naan kët na jonn ñu régler ko ci saa si. ministre du commerce nag di wax li tax nga xam ne mbir yi daal di yokk jàpp ne lu bëree ko waral jawatina ci wetu feet yi. ak pandémie bi prix yi dafa yokk li ko tax nag moom mooy comme ñun lu bëri dañ koy jéegaane. foofu nga xamante ne fa la ñuy jéegaanee non seulement prix yi yokku na waaye tamit pour indi produit yi dafa am ay jafe-jafe waaye malgré loolu gis nañu ba léegi problème yi day continuer rek au niveau international ndax njëg yi dañuy yokku rek. ngir bañ a dund situation bi nu mel faaw ñu amal ab assise jëm ci wàllu koom-koom bi. te pénurie am na sax danañu màggali comme que danañu màggali nag te fii ñu gis prix yi nekk tey prix bidon diwlin 23000 24000 suukar si mi ngi yéeg. ceeb bi mi ngi yéeg kon loolu vraiment ñi ngi ñaan président de la république mu woote une grande concertation pour ñu mën a wax ak acteurs yi ba nga xam ne prix yi dina mën a taxaw bokk ci benn foo xam ne vraiment daanu mën a màggal ci jàmm. lopp ñeenti waxtu ñu amal ko di waxtaan nag ci conseil national de la consommation d'occasion boo xam ne ministère commerce administration douanière commerçant yi industriels yi ak consommateurs yi d'accord nag ci nan la ñuy mën a def ba wàññi bu baax a baax li nga xam ne nit ñi moom la ñuy dundee.
lu aju ci njëg yeeg ni ñu yokkee jamono ji ci gis-gisu économiste bi di docteur Khadim Bamba Diagne bu ñu ci jëli matuwaay kanam la jëm moom économiste bi gis ne lii lépp li ko jur moo di état bu Sénégal ak taxawaay bu mu amaloon atum 2020 loolee njumte yooyu kon moom mooy law ba téqali la juróon boobu lee taxawaay nag mooy woppi Covid 19 jéeg matuwaay yu ñu ci jëloon moo dem ba ñu koy dund bu ñu sukkandikoo ci association commerçant industriel Sénégal gis nañu ne lu aju ci yëgu yokku njëg yi kon mi ngi tukkee ci importation yi dañu ci ànd ak Omar Mbaw Amadou Ba. yokkute njëg yi ci dund gi yu ñu ne meeku fan yi wàññi ko du gaaw bi ñu sukkandikoo ci docteur Khadim Bamba Diagne moomee nag daal dina xamle ni na Sénégalais yi delloo ci seen bopp ndaxte ku yaakaar ne situation bi dina ñëwaat à la normale fan yi en tout cas mënul nekk en 2021 loolu moom jarul sax ñu koy xalaat 2021 kay li ñu war a wax Sénégalais yi mooy ku ci nekk li nga yor nga korkoral ko gérer ko d'une manière rationnelle mais jàpp ni prix dana mel na mu menoon gëm koo gëmul mënul nekk parce que amul benn levier boo xamante ni mën nañ koo utiliser pour wàññi prix yi gisuma ko. li waral bile économiste wax li nu mel nag bëri na. crise boo xamante ni dafa dal àdduna bi yëpp commerçant yi bu ñu jënd marchandise mu jóge bitim réew day cher bu ñu ñëwee ci réew mi tamit nga fekk ñu toog at boo xamante ni xëy na dañu doon liggéey di bàyyi mu am ay mesures restrictions yu bëri yu ñu jël. état bi bu jëlee mesure yooyu dafa am jeexital bu muy am ci portefeuille kenn ku ci nekk ci ñun mais day metti tamit ci état bi ndax état bi taxe ak recette lay dundee maintenant bu état bi activité amul état ay xaalisam day wàññeeku bu xaalisam wàññeekoo tamit te moom ay dépenses am di wàññeeku day xaw a sooxe léegi bu bañee sooxe li mu mën a def mooy lan jéem a yokk ay taxes am pour assumer ay dépenses am te fi ñu nekk nii bu yokkee taxes yi dina metti ci nit ñi. bu ko yokkul dina métti ci ay fonctionnaire am te du mën a intervenir boo xoolee troisième vague bi lu muy métti président waxu ci. mu doon nag ak yokkute bi nga xamante ni métti na lool askan wi bile askan léeg-léeg mu daal di joxoñ baaraamu tuuma commerçant yi njiitu association commerçants et industriels bu Sénégal di ci indi ay leeral. dañoo gis ne fan yii yëpp ñu ngi gis ay yokkute yoo xam ne ay taxes yu bees yoo xam ne état mi ngi koy génne te waxtaanu ci sax ñu gis ne loolu nag li ko. waroon jiitu mooy waxtaane ko waaye tamit bàyyi ba yeneen jëmay ba nga xam ne passé nañ crise bii nii mooy leeral tam ni yokkute bi du commerçant yi yokkuñ benn produit au contraire sax ñoom victime lañ ñaari yoon ci li nga xam ne moom moo am ndax dañuy jël seen capital di ko risqué waaye tamit nekkaat ay consommateur ak lu munti nekk nguuru Sénégal ak ministre bu ñuy dénk njënd ak njaay ñoo ngi def seeni kéem kattan ngir situation bi ñëwaat à la normale lu jëm ci taxe sucre bi nag jëwriñ bu ñu dénk finance daal dina ko supprimer ba fukkeelu fan ak juróom weeru octobre bi ñu jublu. feneen fooy jafe-jafe di xeeñ moo di ci wàllu dem beek dikk bi di transport routier. syndicat gi nga xamante ne ji moo jaboote ñi cay yëngu war nañoo daje benn fan ci weeru sàttumbar ci Ndakaaru ngir seet nu ñuy jébbalee ab préavis bu leen di may ñu sóobu ci ab gerew loolee kàddu leerala yu ñu nangoo ci Alassane Ndoye mi secrétaire général national syndicat transport routier ma ngi ko xamlee ci diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi. secteur transport routier mu ngi am ay risques am ay perturbations fan yi ñu jëm ndaxte lépp luy syndicat bu bokk ci secteur transport routier bu Sénégal convoqué nañ ko ci am ndaje bu mag bu ñuy amal àllarba 1er septembre 2021 bi ca Dakar te buñ ci noppee daañu déposer préavis de grève ci table ministre bi. Alassane Ndoye mi nekk secrétaire général national syndicat des transports routiers bi bokk ci CNTS moo xam ne lu ni mel ci Ziguinchor. ma ne leen basam gémmiñ borom moo koy fajal boppam. fii laa koy waxee déclaration mercredi kuy syndicat ci Sénégal dinañu daje mercredi Dakar préavis la ñuy déposé pour grève fii laa koy waxee préavis la ñuy déposé syndicat yëpp dinañu daje mercredi pour bind préavis ñun ñëpp ñu signé ci ku am fukki nit ak ku am junni nit ak ku am benn nit la ñuy yemale. Alassane Ndoye di wax fii li war a tax ñu dem grève. tracasserie bi metti na te kenn waxu ci dara. 2009. ak léegi ministre bu fi ñëw da ngay fekk transport 10 nga yóbbu ko 9 mais benn ministre ñëwagu fi fekk transport 10 nga yóbbu ko 11 amul da ngay delloo gannaaw rek. état bi nag vraiment seen wax moo ëpp seen jëf mais xam nga yéen a ngi dégg fond bi nga xamante ni bi état bi mu ngi koy def fond bi muy créé fond routier bi muy créé te mu ngi ko bëgg a jëlee ci transporteurs yi parce que lamb na ko mu neex
permis de conduire 21 milliards yi ñu jëlee woon ci permis de conduire fan lañ ko dugal 21 milliards ñu récupéré ko ci transport bu bon bi nga xam ne ñoom jàppuñu ci ba chauffeur yi mën a dund fu ñu dugal suñu 21 milliards. loolu jeex ñu ngi ci carte grise plaque bi doon jar 20 000 francs ñu ngi ko yóbbu 45 000 ñu war ci changé 1 million plaque. secrétaire général national bu syndicat des transports routiers bu Sénégal yëkkati yi kaddu gannaaw bu mu jiite ca Ziguinchor assemblée générale bilan bu regroupement des transporteurs bu gare routière ñaar fukki weer gannaaw bu ñu falee Papis Touré ngir mu def mandat bu juróomi at. wane nañ tamit lu ñu liggéey ci durant 20 mois ñaar fukki weer yi lañ fa liggéey yàlla dimbale nañu ba ñu mën a denc 156 millions et quelques yàlla def ñu dimbale nit ñi liggéey ci def ay réflexion def ay liggéey ñu def ci 147 millions mu des ci kees bi 14 millions. transporteur yu nekk ci diwaan bu Ziguinchor daal di profité ci biir assemblée générale ngir adopté seen règlement intérieur te ñoom ñi ñu jàpp ne boobu la règlement intérieur am na kaaraange bu mat sëkk bi mun aar seen liggéey. Fissel nekk ca diwaanu Mbour askan wa fay yeewoo xajootuñu ak société bi yore séddaleem ndox ca kër ya ndax nee nañu facture ba ñu leen becceel seer na boole ca kit ab liggéeyam ñoom bëgguñu ci dara li ñu bëgg daal nu mu gën a gaawee moo di mu xoolaat na muy liggéeyee société bi ñu jox baaram tuma di waa Sewo ne ñoom loolee nga xam ne askan wa ñi ngi koy jàmbata ko xultoo ko joytu ci ñoom daañu ci indi ay leeral ci lu yàggatul dara Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee commune Fissel di ñaawlu anam gi nga xam ne noonu la ñu yoree seeni ndox mi ñuy xamle ni ay factures yu ëpp 700 000 la waa société d'exploitation d'ouvrage hydraulique Sewo la leen indil. lii Sewo di def Fissel du yoon te duñ ko dangu dañuy fas yéene jàmmarloog moom yóbbu xeex bi nag fépp foo xamante ne xalaat nañu suñ fa demee dañ am ndam dañ ko fa yóbbu soobee yàlla. li ñuy demandé mooy Sewo na changé compteur yi nga xam ne baaxul compteur yi moom ci boppam gis na ne si compteur yi baaxul parce que am na compteur yoo xam ne kenn mënu ko teg bët am na compteur yoo xamante ne nii dafa bloqué wu am na compteur yoo xamante ne nii kenn mënu ko lire dafa ñuul kukk ci biir ñu ne nañ changé compteur yi beneen bi mooy Sewo na rétablir ñi nga xamante ne nii dañoo nekk ci difficulté parce que li ñu fay Sewo dafa ëpp. askan wi di ñaawlu tamit ñàkkum ndox ci yenn bërëb yi waaye tamit waxtu yu ndox mi di ñëw. réseau bi na ko Sewo xoolaat parce que am na ay zones yoo xamante ne tey soo fa demee doo gis toq ndox ay minuit 1h 2h du matin la jigéen ñi di jóg def seen portable réveil pour mën a am tuuti ndox. loolu ci jafe-jafe yi la. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy société d'exploitation bi di Sewo bi ñu leen contacter ñuy xam le ni ci ay fan yi néew dinañu indi tontu ci liñ leen di tuumal. liggéeykat yi ci wàllu càmm gi tey jii dañoo xëy ab toogaanu ñaxtu ci sphère ministérielle ba ca jam ñaajo mere nañu lool jëwriñ gi leen jaboote di ministre élevage nee nañu anam yi ñuy liggéey daal la ñuy jébaane ak di ko ñaawlu ndax dara ca baaxul te nag bu fekkente ne jëlu ñuy matuwaay ci seen i liggéey teg leen ci condition yu baax ngir ñu mën caa liggéey dàquñu benn yoon ba indi salfaañoo ci doxalinu càmm gi ci réew mi des si déglu El Hadji Malick Ndiaye agent technique ci ministère de l'élevage moo wax ci seen kàddu ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. sama ginnaaw agent yi nekk ci région Sénégal yëpp ñoo fi ñëw tey lu mësul am élevage moo am tey ñu ñëw génn ci mbedd mi kenn daaw ko gis danaan toog rek di négocier rek di dem ki nga xam ne nag dafay jël ay risques énormes di manipuler ay produits toxiques di dawal moto di daanu di damm ñu koy agressé nag yi di ko jam di ko wékk ngay dem di yore ay jaasi abattoir kooku noonu dañ ko war a fay ñu bàyyi xel ñun nag gis nañ ministre bi nangu na waxtaan ak moom nangu na jël suñu mémorandum mais ñun dañuy joxe benn weer lañ joxe ñu d'accord nañ ko ak nit ñi nous nous donnons un mois yi bu matee buñ déggul dara dañu passer à la vitesse supérieure ñu paralyser système bi tëj abattoir yi suñ ñëpp nangoo tëj poste vétérinaire yi tëj port aéroport ak frontière duñ bind laissez-passer duñ def certificat salubrité dañuy dem toog suñu kër képp ku ñu wax dara Sénégal bu ñu paralyser système bi ku fi lekk yàpp ku fi naan meew ku fi lekk fromage ku fi lekk jën lu la dal ñu dégageons notre responsabilité. bëccëgu tey gi fanweeri fan ak benn ci weeru août mooy bëccëg bi ñu jagleel ci déndu Afrique bi yëpp pajum cosaan fii ci Sénégal xëy nañu ko màggal xew-xew amee woon ci ministère de la santé ak action sociale dellu si waat nañu ci pajum cosaan di lu yàgg lool it askan wi gëm nañu ko firnde li moo di ci jamonoy coronavirus ji bari na ñoo xamante ne ji la ñuy faje seen yaram wuy metti ci pajum cosaan la ñu ko wékk ca yooyu la jamono ñi nga xam ne ñoo yëngu ci pajum tubaab di wax ne ak lu mu ci mën di doon daal yamale ko teg ko ci yoon da cay lu jaadu Marcel Farba Maroun.
fii ci réewu Sénégal ak fépp ci Afrique ñu ci ëpp fajum cosaan la ñuy gën di gëstu bu ñu feebaree bu ñu sukkandikoo ci ñi ci yëngu boobu lay paj day joxe ay résultats yu wóor rawatina jamono ji ñuy xeex coronavirus. médecine boo mënta doon rek médecine traditionnelle mooy sa maam donc si la médecine traditionnelle nekk na maam médecine yëpp donc ki xeex feebar bi pandémie bi war na ki bokk donc bu ki bokkee defe naa faj bi dina jaar yoon. waaye nag ñi yëngu ci fajum nasaraan si di fàttali ne ay conditions dañ ci war a ànd. nous devons à tout moment identifier. li ñu war a def moom mooy ràññee ñan ñooy yëngu ci wàllu faj xooli itam xarañteef giñ ci am laata ñuy teg loxo aji tawat gi. fajum cosaan niñ koy amalee fii ci réew mi day am yenn saay luy tey xel ndaxte amul benn organisation naka noonu itam réglementation amu ci bu fekkee ne nag bëgg nañ fajum cosaan bi ak fajum kër docteur ñu di ko doxal ni mu waree fii ci réew mi faaw nag ñiy yëngu ci fajum cosaan nangoo dëppoo ak yenn digle yoo xam ne interordre bi moom moo koy joxe li ñu war a def mooy ñu gën a assainir fajum cosaan gi naka noonu ña cay yëngu itam ñu gën leen a dooleel ba ñu ràññee leen xam kan mooy def lii ak naka la koy defee xool itam ndax nangul nañ ko. comment il est reconnu. yooyu la xalaat nag tey mardi lañ ko doon fësal foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale fañ doon màggale bis bi ñuy jagleel fajum cosaan fii ci Afrique ñu doon waxtaanee naka la paj boobu amee wàllam ci xeex bi ñuy xeex mbas mi. xayma taxawaay ak xerañteeg laboratoire yi ci réew mi def nañu ko lañ ca tënke siiwal nañu ko tey jile lañ ca mën a jàpp moo di ci téeméer ak juróom-ñett fukki laboratoire yoo xam ne jël nañu ko am na ci juróom fukk yu ñu testé ci foofee la ñu amee ne am na ci ñu bari ci ñoom ñu am ay jafe-jafe ci wàllu technique ak yeneen i ponk yooyu war nañ ci indi ay jooyandi ñu ànd ci ak Fatou Bintou Konté. li saytu li nga xam ne moom moo di laboratoire yi nga xam ne moom la ñuy wax laboratoire d'analyse médicale yi ci seen wàllu qualité dafa nekk liggéey boo xam ni kii di direction du laboratoire moom moo ko amel def na test nag ci lu toll ci 50 laboratoire fii ci Sénégal. lépp pour que analyse yi population bi di jot analyse de biologie médicale mu nekk analyse yoo xam ne du am benn sikki sàkka te pour mu am benn sikki sàkka li gën a wóor méthode bi ñuy gën a utiliser mooy. li ñuy wax évaluation externe de la qualité mooy la. résultat évaluation externe boobu nag wane na ne laboratoire sénégalais yi bu fekkee ni sax ci CHU la nekk wala ci centre de santé jafe-jafe yi ñuy am dafay faral di wute. xam nga laboratoire yi bari na Sénégal am nañ presque 185 laboratoires mais laboratoire yëpp tolloowuñ doole donc dafa am yu nekk ci CHU yi ñoo gën a am doole yi nekk ci hôpitaux régionaux yi ensuite yi nekk centre de santé yi loolu moo tax bi ñuy def démarche qualité comme tolloowuñ doole pour. dimbali leen mënul leen a tàggat de la même manière. gëstu googee dina tax ñi nga xam ne moom mooy laboratoire bactériologie wala parasitologie yi nekk fii ci Sénégal ñu mun leen jàppale ci seen jafe-jafe yooyu bu fekkee sax ci wàllum jumtuwaay la wala ci wàllum ressources humaines. am na ci laboratoire yoo xam ne vraiment seen liggéey moom alhamdulilah y a aucun problème mais am na ci ñoo xam ne aussi noté nañ ci ay manquement ay insuffisance yooyu nag def nañ rapport jox nañ ko laboratoire bu nekk. jox ko directeur hôpital bi wala structure bi jox ko médecin chef de région bi jox ko médecin chef de district bi ni leen fii am na manquement fii ak fii te nii lañ ko war a saafaraa. toll nañ ci nag lu mat 180 laboratoire fii ci Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale système sanitaire bi ñu mën a def seen liggéey na mu waree di leen faral di saytu ak di leen tàggat dafa nekk jamono ji lu waar. wutali diwaanu Kaolack ak la ñu fa seetlu mu di ñàkk yi ñuy ñàkk nit ñi ngir àl leen ci oppi Covid 19 ji dafa mel ni askan wa nañu ca saware woon demeetul noone ba fi mu nekk nii téeméer yoo jël ci ñu war a ñàkku ñett kon ñoo ca jëlagum seen ay dose mu di lool association bët set Kaolack la nekk ak jaaxle la ñu ci am ñoom it ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir askan wi nekk ca la leen war ngir mën a moytu oppi Covid 19 ji gis nañu ne li ñu naan surveillance communautaire faaw dañ cee taxaw bu baax a baax Pape Mbaye Diaw. mu doon loo xamante ni ñëpp ñoo ko nemmeeku nit ñi niñ daan ñëwee ci point de vaccination yi ñëweetuñ ko fii te moo na day téeméer boo jël ñetti nit ña ñoo jëlagul seen dose de vaccin loolu nag indi njàqare ci association bët set ba tax ñoom ñu fas yéene amal ay sensibilisation ngir woo nit ñi ñu dem ñàkku ji. dañuy jóg ànd ak askan wi sensibiliser leen
may leen ay masque wax ak ñoom ba nga xam ne tey relâchement bi nga xam ne tey commencé nañ ko am ñu gën leen inciter waat à ce que ñu dem jël seen i vaccin ñu mën a vacciner wu ba pare nag ñu mën a continuer di respecter li ñuy wax les mesures barrières. leneen loo xamante ni jafe-jafe la mooy cas de Covid 19 yoo xamante ni bala ñu koo gis day xaw a yàgg Marème Kane doon chef bureau régional di xam le rek ne loolu pour ñu aar ko rek il faut que ñu gën a renforcer surveillance communautaire bi. mais tamit ñu jàppale ñu ci surveillance communautaire bi maanaam ki nga xam ne njott nañ ne mi ngi am Covid mu dem teel a faju ji dem teel a xam lan la bu dee Covid la mu teel ko faj et que tamit continuer di dugg ci kër yi à travers des visites à domicile sécurisées ñu gën a fàttali nit ñi ci mesures barrières yi boobu ba tey ñu ngi wax waaye des na. association Bët Set fas yéene wër mbedd Kaolack yépp ngir ñaax leen ñu dem ñàkku ci ndaxte Covid 19 bi mi ngi ci réew mi ba léegi. wàllu diine ak màggalook ñaari rakk gi ñuy màggalee ñaari rakk yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul julli woon ci bureau gouverneur juróomi fan ci weeru sàttumbar lay doon woppi Covid 19 ji ak ni mu mel ci réew mi tax comité d'organisation màggal gi sàkku ci ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi daan faral di màggal si ku ko ci mën nga màggalee ko ci sa kër ndax moytu lu lawal woppi Covid 19 ji ñu ànd ci ak Ousseynou Diop. màggalu ñaari rakk yi nañ ko amale woon ci atum 2020 noonu itam lañ koy amale ci atum 2021 bi ñuy tàmbali xew-xew diine bi ak ay njàngum alxuraanu karim bu ñu amal ci diwaanu Ndar Géej boobee nag la ko sëriñ Ahmed Fall di président kuréel bi daal di xamle. sëñ Mountakha dafa joxañ lan la joxañ moo di ñu jégalu sunu borom jàng alxuraan ak xasida alors màggal gi ren ci loolu dem jàng alxuraan ak xasida. ci atum 2020 coronavirus bi moo taxoon ñu soppi doxalin loolee itam la ñu nemmeeku ci atum 2021 bi lépp ngir mën a dakkal feebaru coronavirus bi. sunu mbokk yi daa ñëw délégation daa ñëw ñuy taalibe ñuy délégation muy daayira ku nekk sa dëkk ba nga nekk bisu le 5 septembre nga jàngal noo alxuraan def berne jox taalibe. édition 2021 bile tàmbali nañ ko ak njàngum alxuraan daañu amal itam ay conférence jëm ci wàllu mouridisme juróomi fan ci weeru septembre njàngum xasaayit yu bare la ñuy amal ci dëkk bi. donc di nga cër bi di jox ndax alxuraan moo di lépp moo di lépp Cheikh Ahmadou sa ëllëg suñu am bis boo xam ni duñ ko jegleel Cheikh Al Khadim ñu ci waxtaan ci maam Cheikh Rahane Fall ak maam Diarra Bousso ba pa tëjee ko jaar-jaaru Sëñ Tuubaa fii ba Gabon ak fii ba Mauritanie. atum 2021 ñaari rakk yi nga xamante ni Sëñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasuul moom la julli woon ci bureau gouverneur juróomi fan ci septembre ci atum 1895 ñëpp dañ koy amale seeni biiri kër xew-xewu diine bi yéen cay amal lu ci bare. dañu respecté lii di mesure barrières yi daañu ñaan itam jàmm am ci mim réew. waxtaane wàllu tàggat yaram ak basket safro basket ci wàllu góor ñi di amee fële ci Rwanda ca Kigali Sénégal ma nga ci demi-finale ya suba la ko war a basket diggam ak Angola lu aju ci taxawaay bi nga xamante ne warees na ko am ci boobu le match ñu daal di koy jàpp bu 1h maanaam 13h jotee jàpp leen ne équipe ba jamono ji kon ñëpp yemb nañu ba ci Pierre Henry mi nga xamante ne ji kon ay semilam yu réeroon moo ko tere woon a mën a jongante lépp jàppandi na Mame Fatou Ndoye Massayer Ndiaye. Angola nekk obstacle bu yees bu Sénégal war a franchir. waaw équipe boo xam ne dañ ko respecté parce que ku gagné Coupe d'Afrique 6 fois donc juróom-benn yoon yu tegaloo nga xam ne équipe boobu vraiment équipe bu basket la donc maa ngi leen di jox respect bu mag di jox respect aussi joueur am yi ñu yor comme Carlos Moraes mais li ma gën a concentré mooy suñu équipe je pense que ñun am nañu doole boo xam ne mën nañoo rivaliser ak ñoom donc suñu jàngat rek mooy jéem a jouer match boobu comme ni ñu joué ñeneen match yi pour jéem koo gagné. Pape Malick Dime mi amoon gaañu reprendre na entraînement yi équipe bi tamit di gën a adapté wu ci conditions atmosphériques yu Kigali. lu mu doon ragal mooy joueurs yi bañ a adapté wu ci altitude bi fu mu ne nii adapté wu nañ bu baax ci altitude bi ça fait maintenant bientôt fukki fan ñu nekk fi joué nañ ay match également gis ngeen ndom dawe donc fu mu ne nii problème mu altitude bi 1500 mètres d' altitude yi loolu réglé nañ ko maanaam ñàkk oxygène bi adapté wu nañ ci. li nekkoon affaire nationale nag mooy semelu Pierre Henry yi nga xam ne kenn gisu ko woon waaye fédération sénégalaise de basketball commandé ay semelle ba pare xamal ñu ne valise bi localisé nañ ko fële ca Lomé gaynde yi nag seen équation bi ñu war a résoudre ci àllarba gi mooy Angola.
Angola boobee ñu waree basketal suba moo di quart de finale yi waaye Sénégal mi ngi kii matuwaay yoo xamante ne ji bu ci sukkandikoo dana war a mën a gagné boobu le match beneen match bu doon am ci wàllu basket ci huitième de finale yi tey jii ci ngoon moo di Nigéria ma ñu ca génne Angola moom moo ko génne looleet taskatu xabaar bii di Wuri Diallo ak ki nga xamante ne ji moom moo di Moustapha Gueye di directeur technique national joxe nañu ci seen xalaat ñu teewlu leen ci micro Mame Fatou Ndoye. équipe bu sérieuse laa gis démb Angola ni ko nit ñi foogee ne dafa yomb pour man du yombe noonu équipe bu am expérience am solidité bu défense bu baax match bu nar a métti doon parce que ñaari équipe dañu mën défendre donc mais ñun am na suñu argument te am nañ ci ay xalaat boo xam ne buñ ko defee buñ ko continuer def yàlla mën nañu may ndam. waaw sama xalaat bu gàtt mooy yaakaar naa ni match bu métti la nar a doon match bu métti parce que quart de finale lañ nekk nekkatuñu léegi ci ay match de poule amatul ay calcul léegi daal da ngay gagné nga dem nga ñàkk nga ñibbi kër ga donc ñu ngi jàkkaarloo équipe bu mag nañ ci bàyyi xel équipe Angola équipe bu mag la gis nañu li ñu joxe seen match bu mujj bi contre Égypte donc am na ay mag expérience bi am na ci solo donc xam nañu genre match yi mel nii même bu fekkee ni ñu nit aussi Sénégal xam nañ yàgg nañoo basket yàgg nañ xam basket yàgg nañ xam compétition yàgg nañ gérer compétition yu mel nii yàgg nañ gérer match yu mel nii. mais je pense que ñëpp xalaatoon nañ ne Nigéria bi ñu gis ni depuis une semaine amul niveau pour jouer demi-finale africaine donc c'est sans surprise pour moi vraiment sans surprise. demu Nigéria bi bon mën nañu wax ni que comme Ouganda la ñenn ñi dañuy naan Ouganda kat moom moo war a mën a doon Nigéria déception le plus. séntu woon nañ Nigéria parce que tàmmal nañu ko muy dem fu sori dem ba yeneen phase yi mais ñeneen ñi ñu ngi liggéey. mbokk yi foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h xibaar yi dina dellu siwaat ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla nañu yàlla doolu jàmm ñu